SOS Village d'enfants est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Elle est active au Sénégal depuis près de 40 ans, avec pour but de renforcer le respect des droits de l'enfant et de protéger les enfants contre toute forme de violence conformément à l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. SOS Village d'enfants intervient dans la prise en charge de remplacement, le renforcement de la famille et le plaidoyer et partenariat pour la qualité de la prise en charge. À Fatick, SOS Sénégal met en œuvre en partenariat avec SOS Belgique un projet de renforcement de la famille depuis 2012. Elle a mené une consultation avec les communautés de Fatick commune, Niakhar et Mbella-Kadiaw, notamment les Ndayu Dara, les associations de maîtres coraniques, les personnes travaillant avec les jeunes filles domestiques et des rencontres avec le CDPE du département de Fatick, avec les comités locaux de protection des enfants, CLPE, au niveau des arrondissements de Niakhar et Mbella-Kadiaw, et des communautés d'alerte et de veille présents au niveau des villages. Cette consultation a permis d'identifier les enfants les plus vulnérables à soutenir dans ces localités. Il s'agit des enfants domestiques, notamment les jeunes filles, des enfants des marais salants, les enfants talibés. Ces groupes d'enfants exercent un travail qui correspond à la définition des pires formes de travail selon la Convention numéro 182 de l'OIT et les réglementations sénégalaises. Avec le soutien de l'Union européenne et de SOS Village d'enfants Belgique, SOS Village d'enfants Sénégal met en œuvre depuis 2016 le projet Prévention, Protection et Réhabilitation des enfants exploités et soumis aux pires formes de travail dans le département de Fatick. Ce projet vise à contribuer à la promotion et au respect des droits de l'enfant à travers le renforcement des systèmes décentralisés de prévention, de veille et d'alerte. En 2016, SOS Village d'enfants, en partenariat avec le service départemental de l'action sociale, nous avons fait le tour des Dara de Fatick pour voir le nombre d'enfants talibés. Et à la suite de ces enquêtes, nous avons eu plus de 1000 enfants talibés répartis dans 24 Dara au niveau de la commune de Fatick. Éloignés de leur famille et placés sous la responsabilité d'un maître coranique, les talibés subissent exploitation, maltraitance, mendicité forcée, conditions de vie insalubres, violence physique et psychologique, abus sexuels. Yàlla daf ñu nattoo ñuy bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi bi ñuy ñëw fii bu ba taalibe Saalum amatu fi woon bu yelwaan amatu fi woon. Dans le cadre de l'amélioration de vie des conditions des enfants talibés, nous travaillons avec les différentes parties prenantes qui sont au niveau de la commune, à savoir les services techniques de l'État, les maîtres coraniques qui sont vraiment les tuteurs de ces enfants, mais aussi les associations de Ndayu Dara et des Yaayu Talibé, mais aussi les parents biologiques. Serigne Dara ak njabootam am na lim boo xam ne bu ko tolloo ci ay xale day ànd ak jafe-jafe pour saytu leen. saytu ci seen lekk, saytu ci seen wér-gu-yaram, saytu ci seenu cet, saytu daal ci seen nekkin globalement. amoon na yenn ay jafe-jafe ci xale yi lu mel ni seen wàllu wér-gu-yaram. xale bu feebaree doo am jàmm foo mën a jaar da nga fexee ba mu faju lu ne daan nañ ko def danañ pas danañ mocc ay togg ay xob waaw dañuy ut luñ takk lu ne dañ ko def. loolu amoon nañ ci jafe-jafe bu baax a baax a baax waaye depuis ñuy liggéey SOS ba léegi alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla. Pour la promotion et le respect des droits de ces enfants talibés, SOS Village d'enfants collabore avec les associations des Ndayu Dara et les Yaayu Talibé, membres du CDPE, jouissant d'une bonne réputation au niveau local et d'une expérience avérée dans la prise en charge des enfants talibés. dañoo daldi taxawal ay kuréel ci biir association daldi taxawal plan d'action ñu seet jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ne ci biir daara yi ñu joxoñ leen seet yi nga xam ne mën nañ ci jéem ci suñ kéem kattan ñu tënk ko dugal ko ci plan d'action bi jamono yooyee nag li ñu gënoon a soxal mooy cetik ndongo yi ndax jamono yooyu taalibe yi tilimoon nañ lool ndax léeg-léegaan nga dugg ci benn daara wax dëgg yàlla basang yi ràpp lool ba turu basang rek a fay nekk. suñu objectif mooy xale dimbali taalibe seet taalibe mu nekk ci condition yu baax yoo xam ne bu xiifee dana lekk bu soxla fóot dana fóot ba set sol lu set sol dàll bañ a taxawal ci mbedd bi te jàng alxuraanam. bu nekk ay jigéen di def volontariat ak bénévolat pour dimbali sëriñ daara yi ci condition de vie yu taalibe yi. quartier Fatick yëpp
am nañ fa ay cellule daara fépp fu daara nekk rek samp nañ fa cellule boo xam day am présidente am membre yi léegi ñooñu lan mooy seen rôle ñoo jox xale bi añ di ko jox reer ba pare taalibe bi bu tilimee day dem ci kër ndeyu daaraam sangu ba set sol yëre bu set doo koy dem suñu rôle mooy relais la entre nun ak sëriñ daara yi ak taalibe yi. toppatoo xale moo ñu tax a jóg ndax ñun jàmbatoon nañ ay matelas jàmbatoon nañ ay basang jàmbatoon nañ volet assainissement bi cet gi ci daara yi. weeru dee dañ daan def ay cotisation mensuelle ci biir ndey daara quinzaine bu nekk bu ñu ñëwee ñu verser ku nekk 1000 francs wala ku nekk téeméer mu nekk keesu daara boobu ci lañ daan sukkandiku xale bu gaañu ci lañ koy faj xale bu yàlla wàññi aussi ci lañ ko daan dëjël defal ko lépp bu fekk dañ ko war a yóbbu ci village bi ñu yóbbu ko ci village bi ci lañ daan jëlee aussi xale yi yére jënd saabu jënd omo jënd yooyu yëpp yóbbu ci daara yi. danoo def réunion bu ngande ndey daara yëpp toog pour ñu seet lan mooy besoin yu taalibe lan la soxla daal ci biir daaraam bi nga seetee noonu ñu saytu ku nekk wax sa xalaat ñu seet def synthèse après ci la ñu tënk lii yëpp nga xam ne ci lañ ko mën a def pour mën a dimbali taalibe bi. bi SOS ñëwee ba àndandoog nun ñu àndandoog ndey daara yi ci la ñu réaliser suñu mbébét yooyu yëpp muy affaire matelas yi léegi boo gisee ci daara yi am na xale bu nekk day ngàbb matelaam dem tëdd dem jóg ñu am ay basang am ay moustiquaire. ci biir néeg yi xale yee fanaan lal nañ ko basan ba mu daj ñu teg ci matelas ba mu daj tabaarkalla wut ay sànq it indi ko. assainissement bi indi nañu ay robinet ci biir daara yi robinet yoo xam ne ay bërigo la ñuy concevoir adapté ci robinet ay bërigo la nga xam ne da ngay ñëw sutti ci ndox mi xale bi dootul am pour di jël ndox mi di tànq ak loxoom muy tilim xam nga ñoom ci mbedd mi lañ dëkk di football ak di fiir pour éviter daal ndox mi am ay suyuur ñu indi nag ay bërigo adapté ci ay robinet da ngay ubbi robinet bi rek ndox mi génn xale bi naan. aw xale bi léegi bu feebaree am na carnet de santé mutuelle de santé boo xam ne defal nañ ko taalibe yi xale bu feebar da ngay dem hôpital rek ñu yóbbu ko carnet mu faju. ñu boole ak mutuelle de santé boobu ñu boole ñun defuñ ci dara dañuy bind ñoo ñëw recensé xale yi niñ toll ñoom ñëpp kenn ku nekk ñu defal la carnet boo xam ne bii boo feebaree da ngay waxu rek dem ci fajukaay bu la gën a jege. su waroon a fay junne tey bu yeggee ñaar téeméer ñetti téeméer moom lay fay. xale yi wutal nañ la ay carnet santé yoo xam ne dañ koy fajoo fukki weer ak ñaar carnet bu nekk juróom-ñaari téeméer ñoom ñoo ko fay yëpp 2018 bi kon yëpp carnet yi fajoo SOS moo ko fay te man am naa ci ñaar fukki xale ak juróom-benn yoo xam ne faju nañ ci at mi. daara yi ñu yor yëpp di ci liggéey ci biir def nañ fa ay cours français recruter ay moniteurs ñuy jàngal taalibe yi loolu ñu rafetlu ko lool. L'un des droits les plus bafoués par les pires formes de travail et d'exploitation des enfants est le droit à l'éducation formelle. Cette situation limite largement les perspectives d'avenir des enfants et leur intégration sociale et communautaire. Dans le cadre du suivi des activités au niveau des daara, il a été noté l'existence d'enfants bénéficiaires qui ne sont inscrits ni à l'école ni en formation professionnelle. ubbi na ay classe ECB yoo xam ne mbébét la woon boo xam ne ndey daara yi dañ ko doon mbébét pour seet xale bu ñu jàngee alxuraan ñu am ñaari fan yoo xam ne daan leen ko mën a jàngal français ñu mën di wax seen soxla mën di lire message mën di bind di def lépp loolu aussi SOS réalisé nañu projet boobu ba nga xam ne sax fii ne nekk suñu biir am nañ ci biir ndey daara yi koo xam ne formatrice la ci ñuy former xale yi la bokk. lu indi nañ fa xam-xam boo xam ne amut fa woon man ñu ngi jàngal xale yi français. Cette initiative entre dans le cadre de la politique éducative. Nous savons actuellement que l'État est en train de dérouler la deuxième phase du PACEP. Et dans cette deuxième phase du PACEP, la modernisation des daara occupe une place importante. Ce programme, à terme, devra permettre de doter les enfants de compétences et de comportements fondamentaux qui leur permettront une promotion intellectuelle mais aussi socio-économique. À la fin de la première année de mise en œuvre, une évaluation a été faite, mais globalement, ce sont des résultats satisfaisants. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés qui pourront être surmontées, mais globalement, ce qu'on peut noter pour la mise en œuvre du projet durant la première année, que les résultats ont été satisfaisants. am na taalibe yoo xam ne tànn nañ leen pour ñu def formation professionnelle parce que aussi xale bi duñ ko bàyyi mu jàng ba wàcc rek doo koy seet lan lay def
kon léegi en même temps muy jàng alxuraan defal nañ ko apprentissage lay def. formation professionnelle bi bu ko xale taalibe bi dee def ndey daara bi responsable la parce que ndey daara bi contrat bi moo signé ci suuf pour que ëllëg si biir bu projet bi jeexee ndey daara bi aussi mën a suivre xale bi ci atelier ba seen évolution ba lan la parce que déjà SOS dafa def appui kon appui bi nag war nañ koy surveiller di ko saytu di seet ndax xale bi ba nu yóbbu encore di seet régularité am ndax ma ngay jàng si wala jàng siwul loolu yëpp ndey daara bi moo koy surveiller moo koy seet. SOS mi ngay defal xale yi mu ngi leen jàngal kon métier ak xarala xale bu bëgg métier lu mel ni maçon ak yu mel noonu ñu jàppale la xale bu bëgg lu mel ni mécanicien ak métier yi nga xam ne xel koy def rek ñu jàppale la ci. yàlla ba xam sama atelier bopp ba doon mag wuubi sama entreprise jox sama mbokk taalibe yëpp digal leen jàppale leen ñu mën oto ñëpp di xamante ne oto. dañuy def aussi éducation artistique dañ leen koy jàngal éducation artistique mooy jàngal xale yi mu def ay genre travaux manuels seet nan lay def di ràbb ay njàmpe di defar loolu lépp loo xam ne daal mën na occuper xale bi tuuti ba nga xam ne du envier yeneen xale yi ci beneen dëkk yi ci beneen école yi. mu wan leen na leen doomi réew mi ngeen nit ngeen comme nit ñi def leen seen bopp nit. Parallèlement à la réhabilitation des enfants talibés dans leurs droits, un programme de sensibilisation a été déroulé à l'endroit des communautés en vue de stimuler un changement de comportement. Changement de comportement yi lu am solo la ci mbir mi ndax taalibe dafa tollu jamono fii ci Sénégal coow li bari lool ci mbiri taalibe sëriñ daara bi rey na kii damm na kii dóor nañ ko ba mu def nii. boo gisee taalibe yi ci biir daara yi maltraitance moo ëpp. mais def ñu defal ay renforcement de capacité ñun ñi nga xam ne ñooy ndeyu daara yi pour que ñun ñu dugg ci quartier yi def ay sensibilisation ay réunion de sensibilisation ci quartier par quartier pour wan suñu moroomu jigéen yi que taalibe yi nii lañ leen di maltraité ci mbedd yi nii lañ defal violenté pour ñu mën ko dindi loolu yëpp ñu nekk un combat boo xam ne moom la ñuy mëne pour que vraiment taalibe bi mel na xale yi ñu yor suñu biir kër nga xam ne duñu jooy yaay duñu jooy papa. jóg ànd ak SOS ci ay waxtaan ci ay sensibilisation ci biir quartier yi ak délégué de quartier yi ak jigéen ñi ci quartier yi ak ndey nu mu tuddati bàjjeni gox yi ak ñëpp daal ñu nekk ci la population yi nekk ci quartier yi daan nañ leen fi oo ay waxtaan di waxtaan ak ñoom ci violence yi nga xam ne moom la taalibe yi di subir. précisément fii ci Fatick suñu marché bii lu ne la fi taalibe yi di daj lu ne da nga gis pañe jën bi camion jën bi jóge Foundiougne ñëw gaare ñi nga xam ne ñoom moom jën yi indi seen pañe yi wàcce jën yi yéen ko taalibe yi ñu koy dugal ci biir marché bi maa nga gis jigéen joo xam ne dafa ndugg-ndugam attanu ko moom meer ba te bu doon doomam la mbaa ub sëtam du ko yen waaye mu jël taalibe ba ko yen ko ndugg mu diis ma gàdduloo ko mbuusu këriñ yen ko leneen mu téye fii yenu ci kaw ci yooyu mbalit mii da ngay gis ku bale sa kër mbaa nga am sa doom xam nga fii taalibe am nañ yaay ci kër yëpp ci Fatick kër goo fi dem rek am na yaayu taalibe koo xam ne day jox taalibe bi añ di ko jox reer waaye léeg-léeg mu def ko loo xam ne itam añ baag reer ba sax jaru ko wax dëgg yàlla ñëw jox la añ bi jox la reer bi ne la baleel ma kër gi ba mu set fobeereel ma fii dama root ci robinet bi sottil ma ci cabinet bi daa bouché yooyu yëpp day am ci dëkk bi. bu njëkk ba dañoo def taalibe yëpp dañu ànd ak policiers yi jaar préfecture def benn discours boo xam ne discours français la xale daara bee ko def waxa préfet bu noppi jox ko discours bu wéy la jam jaar gouvernance dem jaar IA dem SOS loolu rafet la waaye bi at bi passé ne 2018 bi ok mu ngo jox leen ndékkee ñu ndekk ba suur ñibbisi jërëjëf 2018 bi dañ ko organiser ca mairie ba woo préfet mu ñëw ak gendarme yeeg police yi ak ñiy liggéey ci xale ci dëkk bi yëpp ñu bokk def benn waxtaan ndax daa fekk dëkk bi xaw a yëngu nag nga ne ci mbedd mi dox rafetut ñu ne kon nañ organiser ci mairie bi woo préfet mu ñëw ñu woo góor kon ñiy liggéey ci xale yëpp ñu ñëw fekkee waxtaan li nga xam ne moo jëm ci xale yi. Toute cette dynamique communautaire propulsée en faveur des enfants talibés a permis une amélioration de leurs conditions de vie. Toutefois, la responsabilité de la prise en charge des enfants talibés incombe aux parents biologiques. jël taalibe def ko muy taalibe defoo ko nit loolu la SOS bañ ba ne kon waajur yi nañ jiitu ci seen doom yi kenn ku nekk dugal sa loxo ci sa doom ñoom ñu def ci ñoom itam lañ mën a def. waajur yi nga xam ne ñoo jur xale yi te dëkk ci ay dëkk yu bokkul dëkk yëpp ci ñun suñu xale yëpp ci ñu ngi dëkkee boori Sokone li gën a bëri
waaw li wër Sokone am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Daaru Salaam Daaru Salaam Nioro am na ñu dëkk ba Kaarang waaye daanaka li wër Sokone daal ci la gën a bëri waaye que seet ñuxu ba bëri nañ fa kër Baba Yacine bëri nañ fa lépp ci département Foundiougne bi la. doom duñ ko joxe rek bàyyi ko noonu te borom daara yi yalwaan loo xale yi ndey yeeg ñun waajur yi ñooy yalwaan loo xale yi ndax boo joxee jëlee lu mat ñeenti xale jox ko borom daara ja joxoo ko dara jamono neexut yor lum ko mën a dundalee fokk dinañ dem yalwaani. maa ngi fa am ñeenti xale daara Oustaz Diawara ci Fatick waaw maa ngi fa amee ñeenti xale yoo xam ne dañuy jàng foofu daal. mosuma leen seeti mosuma leen yóbbul xaalis mosuma leen jox yére. seen way jur yi xale yi ñooñu seen way jur yi seen taxawaay maanaam nekkoon nañ ñoo xam ne ñii daanaka dañoo wëccee ko woon waaye SOS tax na ñoom ñëpp seen xel ñu commencé seen xel di day xale yi. fexe nañ ba xale bi ak way jur yi jege xale bi di gis way juram di ko gis SOS suyee nañ ci rôle bu rëy rôle bi mooy lan dañoo fexe ba waxtaan ak ñun. est-ce que mën nañu fexe gis waajur xale yi ñu jàppalante xale bi ci lu mu dundee ci daara ji. ñu dabi waajuru xale yi ba ca dëkk ya ñu dëkk. lien affectif bi nga xam ne dafa am ci diggante yaay ak waajur am na ci taalibe yi parce que SOS dimbali nañ leen ba nga xam ne dem nañ ci village yi dem ñu ba ku nekk xam nañ kan mooy yaayam kan mooy papaam. dem nañu ba gannaaw Tamba pour mën a seet waajuri xale yi pour mën ko vraiment xale bi mën di am tuuti. amour maternel bi amour paternel bi xale bi di ko mën di sentir xam ne fu mu mënti nekk xam ne ay waajuram ñoo ngi teg bët ci moom pour mën xam ci ban situation la nekkee. ñu bëgg way jur yi it dugal ci seen loxo daaw ñu ne léegi nañ seeti way jur yi fu ñu nekk ñu taal seen oto ànd ak sëriñ taar bi ñu dem ba Saalum kenn ku ne ñu gis sa way jur bu góor gis sa way jur bu jigéen. gis nañ seeni waajur ba waxtaan ak ñoom won leen ne ñoom suñu soxla yëpp ñun yaayu taalibi Fatick mooy wax dëgg yàlla lu dimbale daara yi dimbale xale bi ba mu dund ba mu nekk ci nekkin wu gën a rafet wu gën a mucc ayib ñu wax leen ne ñoom naka la ñu yaakaar ne ñoom ñi nga xam ne ñoo jur xale bi naka la ñu yaakaar ne ñoom nag noonu la ñu mën a contribuer ci ñun li ñuy liggéey fii ci biir dëkk bi. ñu waxtaan ak ñoom naka la ñu liggéey SOS li ëpp si way jurit xale yi rafetlu ko ñu ne comme que noonu la demee nag te comme que SOS daf ñuy jàppale te projet la mun na jeex te ñoom dañ bëgg bu jeexee projet bi continuer ñoom loolu lañ bëgg ak ñun ñu ne kon léegi nañu fexe comme que amuñu xaay bu ñu joxe weer wu nekk waaye am nañ suuf suñ mën a bay léegi SOS na leen jàppale léegi ñu bay suñ bayee indi si daara ji su ko defee dañ lu bëri si yalwaan mi dana dal di wàññeeku. ñun dañ war a dundal suñu doom ñu jox ko nit kooku war koo dundal te nam ko mën a dundalee mooy maanaam moom bayut yettu daf koy jox por rek na ko demal uti. ñun si suñ jëmmi bopp ñu ne ndegam ñun dañuy bay te war nañ mën a dundal xale bi nañ yëngatu si mbay mi moo waral projet bi ñëw jàppale ñu si mbay moomu léegi liñ bay noonu dañ koy yónnee xale bi parent kii bi oustaz bi moom mu téye xale bi ba nga xam ne yalwaan bi mu doon def bu boobaa dana wàññeeku daal ndaxte dana noppal oustaz bi dana ma noppal man mii. SOS wax bàyyi xel bi ne ko dama lay jàppale dama bëgg nga fexe ba am tool man ma jox la engrais nga ji tool bi lu ci ñor ñu yóbbu ko ca daara ja ñu dimbalante ko waa daara ja fa tabaarakallaa tool yëpp pare nañ fi ne nii ñun kenn ku nekk am nga yaakaar ne loolu bu dajee fee xale bi dana mën a bàyyi yalwaan ndax bu fekkee ne yalwaan lu mu lekk la doon wut sëriñam dana am lu mu togg bokk ko njaboot gi ba coono bi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax. léegi bu tool bi sottee dañu koy def ñeenti pàcc wala ñetti pàcc ñu ne pàcc bu njëkk bi buñ ko bojjee ba teg ñu ne temps dugub bi temps la dañ ciy génnee lenn ñu jaay ko jàppale si mutuelle bi comme que at mu nekk dañ ko renouveler ñu ne lii buñ ko jaayee dañ koy renouveler carte bi pour xale yi mën ci faju lii dañ koy jaay pour jëndee ko engrais pour déwén tool bi mën a continuer ñun mu des ñaari xaaj ñu ne benn xaaj bi ki ka bay ñu bàyyal ko ndax moom it am na njaboot benn xaaj bi ñu indi ko si daara ji
alhamdulilah bu fekkee yàlla dogal na ko comme nuñ ko defee woon waxtaanee ko noonu dara changé ba ñëw fii man jàpp naa ne man si ñuy njëkk a bàyyi yelwaan man dinaa si bokk. xam na ne bu ñu taxawee incha allah daara ji yelwaan moom dana fa jeex moom te bu yelwaan jeexee set am wér-gu-yaram am waaye sëñ bi kon bu boobaa doom yi bokk ci nit ñi. daara yi nag bokkuñu dëkk yu ñu dëkk bokkuñu dëkk ñu jóge ñii dañoo jógee kër Babou Yacine ñii jógee kër Seet ñii jógee kër Samba Gueye ci dëkku Saalum yooyu bokkuñu daal fu ñu bàyyeekoo mais fu ci nekk ku ci neex leeraan fu ci ne daal fekk nañ la ca gox ba nga xam ne fa la ndongo yo jóge ñu fekk fa ay ndeyam ak i baayam ak famille yam waxtaan ak ñoom. SOS taxaw ci ne nañ taxaw ci xale yi ñi am kayit fàttalil ñu ko ñun itam ñu ànd ak ñoom ci loolu mu jaral leen ñu yónnee ay ndaw taal seen oto dëkk bu xam ne xale ne fa nekk na fa ñu dem fa laajte xale bi am na kayit ak lu ko tere am kayit xale yi nga xam ne amaguñ kayit it taxaw nañ ci ba ñu bëri ñu ngi commencé di am kayit. jàppalante xale bi defal ko kayitu juddu ndax ñu xam ne doomu réew mi la am na xale yu ñu war fii seen baay ak seen yaay amuñ kayit waaye ñoom fexe nañ ba bëgg a jegeel xale bi ak waajuram tax ñu waxtaan ak ñun ñu waxtaan ak waajuru xale yi ñi d'accord pour ñu dem fa ñu bokk waxtaan ñu seet nan la ñuy defee ba jàppale xale bi ci daara ji. ba ñun ñi sax dem nañ ba taxawal ay kuréelu yaayu taalibe ci dëkk ya xale yu jóge pour ñoom ñu nekk ay cellules ñun suñu kuréel bii ñu am ay cellules ca dëkkaan ya xale ba jóge mun a bàyyi xel ak nopp ci nekk nu xale yi fii ci Fatick waaye it ca daara ya fa ne bu fekkee ay daara ne na fa loolu créé nañ ko ci loolu impacté na ci li nga xam ne def nañ ko ci àll bi. L'approche multisectorielle du projet a permis de réhabiliter les enfants talibés dans leurs droits. Cette dynamique communautaire gage de la pérennisation des acquis du projet a été un élément catalyseur. Aujourd'hui, l'inclusion sociale des enfants talibés demeure une réalité. Pour rendre pleines toutes ces activités qui ont été mises en place par le projet, il faut d'abord que les parents continuent à prendre leurs responsabilités. SOS bu ñu bayee ak tool yi nu ñuy def ba tool yi wéy ba xale yi da dund ñuy jàng loolu ci suñu xalaatu bopp la war a nekk SOS suñu bàyyeelee ndax fer war na am bu fer amee naka la ñuy continuer ba tool yi du dagg ba liñ bugg ci gune yi am ba duñ wax ne daara jawara bana yalwaan delluwaat ci man de loolu bugguma ko moom bana ñu yalwaan delluwaat ci bugguma ko te bu ngeen ko bañee ñun ñëpp dana sotti. Les parents ont vraiment le rôle capital parce que l'ensemble des acteurs qui veulent vraiment améliorer les conditions de vie des enfants talibés sont là pour accompagner les parents dans le rôle en charge, ni les yaay talibés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants talibés. Il y a aussi la prise en charge alimentaire des enfants talibés par leurs parents. Il y a aussi cette relation, ce renforcement des liens affectifs entre les enfants et leur famille biologique. ñun waajur yi ñoo war a fas yéene jàppale ndongo daara yi jàppale ñi nga xam ne ñooy jàngal xale yi suñ loxo di dem bu baax waaw muy dem si wàllu koddaay muy dem si wàllu set-setal bi li demee si ay li ñuy fóotee li ñuy sangoo li ñuy sol yëpp ñun waajur yi ñun la war te fas nañ yéene jàpp si ba mu baax ndax xalal nga ñu yoon wi kon nag dañ si war a xaw ba mu baax. Et il faut que vraiment que l'IEF aussi continue vraiment cet accompagnement technique des moniteurs pour que vraiment ces cours dans les classes ECB qui sont vraiment très importants pour les enfants parce que au-delà même des capacités en lecture, en mathématiques, ça permet aux enfants d'avoir une inclusion au niveau de la société, mais aussi ça leur permet d'avoir des chances vraiment de réussir vraiment leur vie.